di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ndaw ngeen waaye yii ngeen di yëngatu mun ngeen ci joxe seen participation parce que participation dëkk wala gox bi nga nekk wala région bi du rek am xaalis du rek ne ñu fal la ndombu tànk nit ku ne ci li mu ne war na ci mun a yëngatu war na ci mun a xool war na ci mun a analyser war na ci mun a dox ba ku ne xam ne kii mu ngi dox wàllam mun na doon sensibilisation mun na doon ci wàll wu ne daal li bon daal mooy yaacaaral xëy rek toog di werante ak xaar vraiment discussion yi jàmm donc yéen ndaw yi nag comme yàlla dimbali na leen ba xiir leen ci loolu ngeen di béy seen waar ci côté bi donc dañuy def lu dul ñaanal leen di leen féliciter di leen wax ne yàlla mi man mën a gunge mën a jàpp mën a def ba ndaw di jub yàlla leen ci yàlla boole ak ndaw yi nga xamee ne gisuma leen yëpp ñu nekk ci Somone nekk ci dynamique bii di góorgóorlu yàlla leen yàlla aar bu bépp jaboot ba ci law ko ci Sénégal gépp donc loolu moo doonoon nuyoo bi leneen li ci des wax nga dëgg ci secteur tourisme laay yëngatu donc li nga xamante ne 2020 bi wax dëgg yàlla dal nañu ci depuis mars muy corona bi donc àddina bi yëpp la yëngal wane aussi loo xamante ne lii kenn xaaru ko woon kenn mënu ko woon a prévoir ci àddina bi waaye nag dañuy sant yàlla ñun bu xamante dañoo gëm yàlla am na yoo xamante ne yi da ngay ànd ak ngëm donc metti na lool parce que di liggéey à temps plein comme période bii ñu toog nga xamee ne janvier décembre fin décembre ñëpp da ko doon waajal wax dëgg yàlla nga toog ba léegi ñi naan dinaa ko def ñi naan du ma ko def parce que kenn new fi parce que feebar bi parce que da ngay nit ñi bu ñu bari donc day metti lool waaye nag sant yàlla comme ñun am nañu wér ba fekke ko di ko waxtaane xëy na année yi di ñëw dañuy ñaan rek feebar bi jóge fi ci àddina bi yëpp ba ñu dellu kenn ku nekk ci liggéeyam mais impacté bi mu ñu impacté ñun ñi nga xamee ne ci secteur bi la ñu ne daanaka da nga naan rek àddina bi yëpp la impacté noonu bu dee fii ci Somone it nga ne li xew ci àddina bi moo xew Somone nag yàlla dimbali nañu ba amuñu ci ay cas yàlla ak ñuy dimbali ba structure yu ndaw yi ak yi fi nekk di xaw a foraatu ndànk-ndànk ci week-end yi naam amuñu touriste yu jógee Europe di ñëw presque waaye nationaux yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk week-end yi léeg-léeg nga foraatu tuuti ba sax mun a maintenir liggéeykat yi nga xamante ne ñu ngi fi di liggéey te loolu it dara ëpp ko ci solo mais suñu secteur daf dul ñuy liggéey ci hôtel bi rek ñoo ci am wàll waaye jaaykat yi bépp jaaykat bu mu doon rek da cee am wàll donc te ñooñu it dañuy liggéey ak ñoom parce que bu ma la jëlalee exemple géej rek li fa nekk ci di jaay génn ak yooyu wàllu géej rek bu fekkoon temps bi ñuy liggéey normal presque semaine bu jot dama fa doon jënd lu mat 600 000 yoo xam ne da nga leen koy fay cash xaalis bu teew ñoom it ñu mun see fay seeni mool fay si leneen jënd ci leneen ndax soo toogee ba léegi semaine bi yëpp daanaka doo fa mun a jaay benn 100 000 nga kooku it boo nee impacté wul c'est parce que da nga xamul donc ñëpp a ci bokk daal muy ñaan yàlla daal mu jële ko fi 2021 bii di ñëw waaye nag lu ñu ñaan gis naa ne horizon bi peut-être buy tane ay booru juillet août ñun fa lañ ko teg ñu daal te la ñu xalaat ne foofu dina fekk boog yëf yi gën a dessiné wu ba buy démarrer peut-être mu démarrer ci été bi loolu daal ci wàll woowu loolu laa ci mënoon wax te ñaan continuer di ñaan yàlla rek mu dimbali waaw maa ngi continuer rek di souhaiter une bonne et heureuse année département de Mbour yëpp rawatina Somone gi nga xamante ne ci laa fekk baax donc di souhaiter loolu également képp koo xamante ne kii rek yaa ngi jàppale secteur du tourisme ndax ñun képp koo xamante ne kii bokk nga ci tourisme rek nga jàppale ko jàppale nga àddina bi yëpp ndax transversalité tourisme donc ñoom la ñuy gërëm jaarale ko ci loxo kilifa gi nga xamee ne moo ne ci dëkk bi muy monsieur le maire Boucar Sagne
donc di wax ne rek ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ko yéene ñëpp te di sàkku ci moom kilifa gi te muy gën di yaatal gën di ubbi nit ñi mun di waxtaan parce que du ne da ngay toog ba oote rek naan sumay bunta ubbeeku na te li ngay def ubbi woo ci kenn waxoo ci kenn wanoo ci kenn loolu dama jàpp ne ci li ñu gën a tardeel ci la bokk ndax ñun am nañu xaalis boo xamee ne bi ci biir dëkk bi buñ ci doon waxtaan di ci concerté wu pour njariñu Somone kon romb nañu fii yëpp yàgg na waaye nag liy dëgg mooy kenn nit bu ñaari nit ñetti nit mënuñoo décider à la place de toute une ville boo jàppee ne it ki jàng école donc moo am xam-xam njuumte la ba tax na li ñëpp a bokk nañ koy di waxtaan loolu daal laa ci amoon loo xamante ne lii mun naa ko ci yokk ci at mu bees mi ñuy ñaan nag wax dëgg yàlla commune bu mel ni bu Somone bi di commune bu ndaw ñëpp di bokk wax dëgg yàlla lu ci waay di jiin rek war naa doon lu rafet lépp lu ci waay di dox war naa doon lu nit mun a nettali te vraiment loolu laay invité ñëpp wasalaam. maa ngi soxla tuuti tamit sa xalaat. maanaam ñu soxla tuuti aussi sa xalaat. ci liggéeyu câble distributeur yi mooy comme ñi nga xam ne ñooy joxe câble yi ci joxe chaîne yi ci kër yi soo xoolee Somone TV Somone. bu njëkk bu masaana diviser benn émission. biir Somone rek lay yem. waa Somone rek moo koy am. mais ak ci seen liggéey. dem nañu ba Ngaparou ak Ngëriñ. yëpp ñu boole ko mu nekk benn central boo xam ne mooy diviser ci ñett dëkk yëpp loolu innovation la. li ngay wax ni bu fekkee jàll na teg nañ ko. ni ko waa Somone di seetaane noonu la ko waa Ngaparou di seetaane population Ngaparou yëpp. noonu aussi la ko waa Ngëriñ di seetaane en même temps noonu lañ koy seetaane tamit ci seen nit yi. même ñu nekk bitim réew dinañ ko mën a seetaan. aussi gis nañ ne câble yooyu tamit seen liggéey porte sociale la ndax ñu ngi dimbali nit ñi. parce que chaîne yi nga xam ne dañ ko daan seetaan ci 18 000 40 000 wala 30 000 ba 10 000 ñu gën a yomb 10 000 100 000 ñoom fexe nañ ba nit ñi di ko mën a am di ko seetaan ci 3 000 francs ba pare aussi ñu di leen ko jox légalement man tamit bëggoon na ko sa xalaat seen liggéey nan nga koy gisee. waaw loolu moom wax dëgg yàlla lu jara fësal la parce que demuloo de mu ngi dem donc loolu nga wax léegi lu jara fësal la te aussi li nga xamante ne mooy dëgg mooy groupe yu mel noonu boo leen demee ba lëkkaloo ba mun a fexe ba def benn triangle dëkk yi nga xamee ne ñoonu wër ba sur le plan national et international ngeen mun ko dugal YouTube ba fu waay nekk mun koo seetaan mun ci am jàngat wax dëgg yàlla vous méritez des félicitations te félicitations yi sax daf dul yem ci wax ko nii rek wax ko daa baax na parce que jaajëf moom ci suñu aada dafa baax jaajëf dafa baax waaye boo xoolee ville yi ni ñu composé woo maa ngi doon wax ci mairie bi léegi di wax ne bu ñuy waxtaani mbir yi lu bari danañ ko mun a def lu mel ni lii ngeen def mairie yi nekk ci gox bi sax loolu ñoo sa waroon a jiitu ñoo ko waroon a def lëkkaloo pour seen doole man mii idée boobu amoon naa ko ba am na benn année invité naa maire yi ci département bi fii surtout Ngaparou Somone Ngeeko ak Saly benn final bu ñu ma tuddee woon pour ñu ñëw fii te suma pexe nekkoon na ñu jéem a seet ñun ñi nga xamee ne même defuñu politique mais bokk nañ ci ay acteurs yoo xamante ne ay facilitateurs la ñuy doon ñooñu mun a fekk bokk benn kuréel di ci waxtaan ba nga xamante ne lu kii xamul keneen ki mun na ko xamal wala lu kii amul keneen ki am ko war na mun a yomb donc kon félicitations yéen ñi nga xamante ne ci seen biir liggéey doxal ngeen loolu ba mun a diffuser lu mel noonu wax dëgg yàlla encore 1000 merci te loolu kilifa yi non seulement dañ ko war a apprécier mais dañ ko war a jëmmal gi moo di budget yi ñuy def dañ ci war a créer da ngeen ci am wàll te wàll boobu dañ leen ko war a jox parce que li ngeen di liggéeyal askan wi mais neex naa wane neex naa wax donc bu fekkente ne ñun suñu xaalis yi nga xam ne ci communes yi la loolu daf koo tax a jóg parce que yéen information bu baax ak bu dëggu
moo leen war pour ngeen joxe ko moo leen war pour ngeen joxe ko boo leen ko doxalee tax li ngeen ma expliquer ak lii may gis des fois c'est vrai que nag amatuma temps di ko suivre comme ni ma ko daan suivre bu njëkk parce que ci hôtel bi fi aw ma ko fi te la plupart du temps ci hôtel bi lay nekk mais lii ngeen ma expliquer ne foofu ngeen toll te noonu ngeen koy defee wax dëgg yàlla jar naa félicité te jar na ñu di leen sóoraale ci budget yi ñuy def di ci génn seen wàll parce que liggéey bi ngeen di liggéey mérité ngeen ko ci wàll wu ne kon foofu vraiment maa ngi leen fi gën a doole félicité xalaatuma ko woon donc di leen ci doole ñaanal te man mii danaa ci dugal sama loxo bu soobee yàlla donc loolu moom danaa ci dugal sama loxo. waaleykum salaam maa ngi lay fay ci seen nuyoo bi di profité occasion comme ni nga ko waxee ci micro bi nuyoo waa Somone yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen souhaité leen beaucoup de bien ci calendrier bi jógee 2021 ñaan yàlla at ni mu mel ren que at ñu dépassé ko ak jàmm dégg maa ngi bëgg a wax ni lii la ñu sol nii li ko tax mooy aaru corona bi yàlla jàppale ñu corona bi yàlla fay ko xam na laa ko mën a waxee ci bon olof en tout cas que corona bi deñ ci adduna bi yëpp parce que loolu mooy jàmm ñëpp à part loolu yow aussi di la remercier aussi en fait ngeen ñëw sax ñu occasion pour ñu nuyoo waa Somone. dëgg la naka nga gisee charte yi nga xam ne moom la gouvernement bi teg par rapport ak port de masque yi ak règlement de distanciation sociale. waaw loolu c'est une question technique. Ce sont les spécialistes de la santé ñoo ne lii moo gën. léegi politiquement le gouvernement mettre loolu en œuvre. voilà loolu tax ñu naan la meilleure façon de faire pour se protéger et pour protéger les autres c'est simple, c'est le port de masque. Donc porter les masques, c'est ce que nous recommandons à tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que nous avons écrit devant la pharmacie, que le port de masque est obligatoire avant de mettre pied dans la pharmacie. Mais des fois dañuy dégg tamit nit ñi di wax ni tamit feebar bi ça existe mais demeewul ni ko comme ni ko nit ñi waxee des fois ñenn ñi naan bon loolu feebar la bu fi daan am rek le sibiru soj affaire demee noonu yow ban. non nit ñi dañuy xam nga ku nekk boo nekkee dans son domaine da ngay xam sa domaine kii nekk dans son domaine bàyyi ko dans son domaine c'est le corps médical moo ne garab bi feebar bi am na te effectivement am na donc ñun on est sur le terrain bon les gens parfois les patients ils viennent nous voir on a des soupçons dañ leen di orienté et il arrive qu'effectivement ñu am écho retour que waa ji il a été testé positivement loolu je ne souhaite pas que yow nga daje cas boobu parce que yow nga daje cas boobu mooy yow probablement am nga ko donc ku nekk fi nga nekk ñaan yàlla bañ a gis bañ a xam ko xam ne am na ko parce que gis mbaa sa bokk am ko boo moytu yow am nga ko parce que on est en société on vit en famille donc ku nekk li ma waxee encore une fois mooy ku nekk li nga ndoon nga sàmm loolu nga bàyyi keneen lu mu sàmm le corps médical mooy définir que effectivement lii am na donc effectivement am na donc ñun ñëpp war a nangu ni am na les stratégies définies par les scientifiques gouvernement ne ko di ko appliquer ñëpp appliquer ko mooy jàmm ñëpp et loolu mooy solution bi mais ku nekk naan xam naa lii am ku njëg jéem yi di xam sa xam-xam da ngay sonal nit ñi da ngay sonal sa bopp. jërëjëf Mamadou Lamine donc wax ji leer na donc ñu ngi gërëm.